gaz phosphate bi ndax lépp nga ci mën a def lépp. ba ma demee Maroc dañ ma woon loo xam ne dafa yéeme te am na lu ñuy waxtaan ak ñoom ak lu ñuy liggéey ak ñoom loo xam ne ba sottee dinañu permettre ñoom la ñu def ko fii ci formation ci production engrais production batterie LFP yi ak yeneen yoo xam ne loolu daanaka Maroc amul gaz amul pétrole ba ma fa demee waxtaan ak dañ ñu ne yéen am ngeen lu ñu amut ndax dañoo bokk am suñu phosphate waaye yéen da ngeen am gaz te ñun amuñu ko kon yéen li ngeen war a mën a def seen phosphate moo ëpp foofu ñu def suñu phosphate bi mais ci ban phosphate bu ñu jël joxe ko ci anam yoo xam ne tey Sénégal daanaka amu ci dara li may wax nag ñun defuñu ngir xeex ab société dama yàgg wax ni sama bopp la gën a tekkiwul ni dama laa bañ ñun on est pour le Sénégal d'abord et avant tout moo tax loolu dañ ko delloo si récupérer waat ko moo taxoon ma santoon ministre bi bind na ñooñu ne leen concession yi muy Taïba muy Tobène 1 Tobène 2 ba ci Gossas duñ ko renouveler dakkal nañ ko convention d'établissement pour industrie bi duñ ko wéyal dakkal nañ ko defar nañ nag suñu stratégie ba ne lii la ñu bëgg ci suñu phosphate bi ndax phosphate rek mën na développer Sénégal phosphate bi kese ñu ne lii lañ ci bëgg képp koo xam ne partenaire nga moo xam Indorama nga tudd moo xam OCP nga tudd boo ñëwee fekk ñu si ñu waxtaan buñ ci déggoo mën nañ liggéey ak yow désormais loolu mooy suñu stratégie noonu lañ ko bëggee ci pétrole beeg gaz bi moo tax ñu ne tey SOMISEN bi nga xam ne ci wàllu mine ngañ dem baa ngi nii toog moom lañ ko dénk mu ciy def liggéey bu am solo mënoon nañu wax sax ci redevance yi yokk ko ci ndax liggéey bu am solo def nañ ko wala muy Petrosen avec Alioune Guèye miy toog désormais dañoo bëgg ñu nekk au cœur de nos stratégies en matière minière en matière pétro-gazière doon des développeurs nos actifs ñu téye ko doog a xool nag partenariat ci exploitation wala ci industrialisation kon loolu pàcc bu am solo la chiffres yi lim nañ ko ci tubaab su ma ci dellu seet nañu gën a yàggal fii noonu lañ ko defee ci wàllu infrastructure yi ndax dañ fi fekkoon ay projets yu bëree bëri mën na ci dugal fàtte nañu promise bi ak yeneen ci infrastructure justice bi ak ñoom seen waaye li ñu def ci école yi ci hôpitaux yi ak ci université yi particulièrement ba ci PSD bi nga xam ne infrastructure la dégg naa ñu bëri di politiquer loolu bu ñu demee dañ naan ñun dañoo arrêté projet yi nekk Matam bëgguñoo investir Matam PSD bi ba ci nekk Casamance ba ci nekk Saloum ak ba ci nekk Matam yépp la ñu taxawalaloon parce que dañ ko saytu gis ni dañ cee yokkoon lu bëree bëri lu mat 24 milliards yoo xam ne bokku ci ñu ne nañ ko renégocier ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ci nekkoon donc infrastructure yooyu biñ ko xoolaatee gis nañ 30 milliards ci éducation nationale bi gis nañ plus de 20 milliards ci enseignement supérieur bi gis nañu ay dizaines de milliards ci programme hôpitaux yi am na ci yoo xam ne sax ci ndigalu président de la République dañ koy supprimer dañ koy annuler carrément bi nga xam ne 71 milliards la par exemple yooyu yëpp du lu ñu delloosi ci réew mi muy ay gains yu am solo ci wàllu alal réew mi ci li mu moomoon ci patrimoine li ñuy wax patrimoine bâti parce que état dafay am patrimoine boppam tey suñu nguur mi ngi jeg dépenser 16 milliards lu ko ëpp di louer ay bâtiment pour ses services ci jamono jooju lim moomal boppam ñu ngi ko jox ay nit ñu toog ci lii joxoon nañ ko ay nit ñu toj ko fii rek primature boo ngi xoolee place bi nekk ci gannaaw nii ñu ngi ko raser à zéro ñu ngi ko joxe woon ci anam yoo xam ne jaaduwut récupérer waat nañ ko te li ci ëpp nag waa bitim réew lañ koy jox pour ne pas dire lépp dama ne boo ma joxoon terrain wu 3000 mètres carrés 2000 mètres carrés ma nekk léegi milliardaire ndax banque ma dem mu lebal ma kon soo ko waroon def sax donte jaaduwul xanaa nga defal ko ab sénégalais mais lépp ay waa bitim réew lañ koy jox nga xam ni am na lu ne ci suuf ñaata appartement lañ ci am ñoom wala lañ leen jox ci suuf yooyu yëpp ci liggéeyu Elimane Pouye mi jiite foofu récupérer nañ ko ñi ci bëgg a liggéey renégocier nañu ci anam yoo xam ne anam yu set wicc la bu ñuy tabax immeuble état bi andi terrain ñu valoriser terrain bi
kii tabax bu dee terrain bu yaatu ñu def ñaari immeuble bii di immeuble commercial bii di immeuble administratif noonu lañ ko doxalee ci yi ñu fi fekk yépp redevance audiovisuelle yi nga xam ne ministre télécommunication wax na ko daanaka nit ñi waa bitim réew daan nañu exploiter suñu jaww di ci liggéey xaalis bu dul jeex te Sénégal daanu ci am dara ay 100 millions yoo xam ne amul solo tey yëkkati nañu redevance yooyu ba mu doon ay milliards yu milliards ministre bi wax na ko léegi. ba ci mbirum mbay mi liñ fi fekkoon ci programme bu am solo ci war a mun a am des chaînes de conservation ak du matériel agricole ñu gis ci surfacturation yu am solo ministre Mabouba wax na ko. ci li jëm ci ndox mi hydraulique bi dellu si nañ ci yu bëree bëri yoo xam ne renégocié nañ ko lii nag mbokk yi ba ci LONASE bi Toussaint wax na ci léegi lii nag yu garaaw la moo tax ma ne ñaar la ba ci ñett la sax bi ci njëkk mooy lu ñu mën a récupérer ñu récupérer ko ñaareel bi mooy mu am lu mu jur lu weesu li ñuy am teew mi teew waaye ñetteel bi mooy ñi ko def te def ko seen teefu bakkan war nañ jóge ci lii ba kenn ku nekk suñ la nomeeti fenn wala ñu fal la fenn balaa ngay xaatim di nga xool lan la charte réew mi wax nga xool ndax lii dëppoo na ak intérêt Sénégal ndax lii ñuy génn nii yëpp lu ñu leen waxoon la bi ñu nekk opposition ni ñu leen ko waxee woon ci bor bi ma taxaw assemblée ne leen ñi ngi nëbbu bor bi lu bëree bëri noonu la leen ko waxoon ci li jëpp lépp lu jëm ci ni ñuy gérer suñuy ressources naturelles ak yeneen téere bii ma wane léegi 2016 laa ko bind ñu bañoon ne duñ ko publier Sénégal ñu def ko France ma dem fa ñoom Alioune Sall recevoir bi ñu def fa présentation bu rëy lañ fa waxoon yépp amul lenn loo xam ne tey dajuñoo ak moom ñooñu def ko nag ñi ngi fii faw fi ñu war a jaar ñu jaar fa ak ñoom moo tax comme léegi liggéey bi day doy waar ma profité ci féliciter encore les corps de contrôle IGE Cour des comptes OFNAC ak ñeneen CENTIF ñi ngi def liggéey bu am solo ku ci lire seeni rapport man mi jot rapport yépp da ngay am d'abord loola naqari ci Sénégal mais nga am fierté aussi ci qualité fonctionnaires yi ñu am ak corps de contrôle yi waaye lu ñu liggéey gars yi yàqu ko moo tax waa Assemblée nationale saisir nañ ma ci yu bëree bëri bu ñu jógee ci lii gëm naa ni am nañu des dizaines de commissions d'enquête parlementaires yoo xam ne dañ ko taxawal kenn ku ne ñu woola nag nga ñëw layoog askan wi li ma gënaloon mooy ñu def ko ay séance publique nag ñépp ñëw layoo lan moo tax ñu def lii tant que egguñu foofu ci réew mi njuuj njaaj du fi jóge luubal du fi jóge te baadoolo bi mooy continuer di sonn néew di doole bi mooy continuer di sonn ñenn ñi di enrichiru ci loo xam ne jaaduwut lii moo waraloon ndaje tey bi xam naa ni Birame Souleye mi ngi may naan du ma wax lu ma bind fii waaye xam naa ni fi mu ne nii gisatul waaye dinañ jël ñaar ba ñetti question rek parce que dañ ko waxoon point de presse la ñu ngi delloo kàddu gi Aram mu xool nu mu koy organiser Birame dinañu pare balaa ndogu incha allah. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, nous allons donc prendre 2 à 3 questions, mais insister sur le timing, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, 1 question par journaliste et une seule et unique question. Lala. Bonjour à tous, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Alors c'est Lalla Rassoul, journaliste Sénégal 7. Question bi ma am mooy jotoon nañu fi dégg problème mu contrat bu nekk diggante Sénégal ak Woodside. Depuis lors déggaatuñ ci évolution xamuñu est-ce que 43% yi nga xamante ne Sénégal moo ko waroon récupérer na ko et puis depuis lors amuñu ay éclaircissement par rapport ak contrat boobu bëggoon nañ ci am lu ñu leer étant donné que pétrole bi actuellement ak au niveau international ni mu nekkee ay problème lan ngeen envisager pour comme solution par rapport ak loolu merci. Merci Lalla. Diallo, oui, de l'autre côté. De l'autre côté, le monsieur qui est derrière. Demba, oui, allez-y après le monsieur. Bonsoir, je suis Demba Diao, RTS Radio.
Alors, ma question s'intéresse surtout aux renégociations, effectivement, des contrats et conventions entre le gouvernement et certaines sociétés. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une opposition, un refus de certains opérateurs? Si oui, qu'est-ce que l'État du Sénégal prévoit de faire pour éviter une longue procédure judiciaire? Merci. Merci Demba. La dernière question derrière. C'est le monsieur qui avait déjà levé la main, donc on va lui donner la parole. Il est déjà debout.